Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wuure wa dem na këng waxi mag dem dañ taali bàgg war na mbaam ci gàttal loi bi ñu roofoon ay coppite yóbbuloon ko député yi ñu woote ko président de la république promulgué na ko maanaam jëmmal na ko jëmmi ki ko jëmmal di Macky Sall moom la Soleil national xëy jëmmal ci xët bu njëkk wax ñu ne dugg nañu léegi ci ñetteelu régime juridique ci réew mi mu soxal mbirum gestion catastrophe naturelle ak sanitaire Walf Quotidien nañu état de siège ba jeex na état d'urgence ba jeex na Macky Sall daloon na beneen régime bu yees ci réew mi Le Quotidien moom it xëy ko bindee noone régime bu yees bu Macky Sall réew mi daanu na léegi ci régime gestion catastrophe naturelle ak crise sanitaire la mu njëkk a jur nag ne ay conséquences moo di assemblée nationale moom doxee na fi ñàkk mën-mënu saytu doxalinu gouvernement bi lii quotidien moom li mu ci gis moo di Macky Sall moo créé ab droit bu nuppi imposé ko nit ñi Vox Populi dolli ñu ci ne loi 2021-18 bi jëm ci wàllu gestion catastrophe naturelle ak crise sanitaire président de la république Macky Sall promulgué na ko couvre-feu gi ñu teggaloon waa Ndakaaru ak waa Kees def nañu ko léegi weer woo xam ne bu doyul mënees na ko renouveler waat docteur Sylla Thiam di spécialiste ci wàllu santé publique di ñu wax ci biir l'observateur ne couvre-feu gi ci boppam la ñu war a dakkal bu ko defee ñu yokk prise en charge gi ci kër yi fexeet ba askan wi jàppaat confiance source waa nañu mbas mi ngi ñuy wan lu dara jarul bëccëg gu weex xaat la ñu dundaat démb ci réew mi 10 décès 47 cas garaaw ak 168 cas corona yu yees lii la corona bàjjo bi liggéey ci réew mi la Sénégal nañu guddi ñu toll bu ñu jëlee déndub Afrique de l'Ouest réewum Sénégal mooy ñaari réew bi nga xam ne fa la coronavirus bi ëppee lu mu faat ci ay doomu aadama docteur Ibou Guissé bu SNEIPS di ñu wax ci xët mu njëkk journal L'As ne 80% rek ci askan wi bu ñu doon masqué wo ni mu ware di takk seeni masque ni ñu leen ko digalee kon fii ak ñaari weer rek ñu tàggoo ak wopp ji source waa nañu li tax ba duñu gaaw a tàggoo wopp ji moo di dañoo nekk gouvernement boo xam ne lu mu wax safaan walay doxe ndax nee nañu dañuy tere ay rassemblement ci réew mi fu nekk toog nañu wax ko fa terewul rassemblement yaa ngi ne jasar ci dëkk bi gouvernement bi gëmmu ci bëtam marché mercredi bu Gueule Tapée ay rassemblement la marché samedi bu Centenaire ay rassemblement la ca Bourguiba foire ba ñu fay amal rassemblement la nga génn dëkk bi dem fu ca mel ne ca Daara Jolof keroog dimanche ji weesu rek woote nañu fa seenub luuma te marché bu Jawbe ñoom it ñoo ngi waajal ngir amal seenub luuma tey ji ci àllarba ji démb ci talaata ji ci lañu tëj Boubacar Seye l'observateur mi xëy di ñu xamal yu bari ci président ONG Horizon Sans Frontières wax nañu ne ginnaaw ay fan yu mu nekkoon ci loxoy takk der yi mandat dépôt nañu ko démb tuumay joxe xibaar yu wérul loole la ñu koy toppee Le Quotidien nañu borom Horizon Sans Frontières frontière am ma nga ci rëbës démb ci la ñu ko mandat dépôt libération nañu Boubacar Seye wax ji ñu koy toppee dindiwu ci dara wax na ba wax fa mu sukkandiku ba tax mu wax li mu wax libération nañu ndigal li tax ñu dem teggi ko loxo mu di ordre de poursuite gi ci garde des sceaux la jóge L'As bi nañu moo taxit njàppale gi mi ngi jógee fu nekk jëm ci moom Boubacar Seye Quotidien xamal ñu ne am na fukki organisation ak ñeent ak ay kilifa yu kawe yëkkati nañu seen kàddu di sàkku ñu bàyyi Boubacar Seye nu mu gën a gaawee wàllu yoon ak yoonal ba tey ci yéen kay ñu xëyandool yëral xët mu njëkku Les Échos coowal 94 milliards yi fi lëmbe woon réew mi journal bi ne nañu Ousmane Sonko mi demoon porte ji plainte Mamadou Mamour Diallo Tahirou Sarr ak Maysa Ndiaye moom Ousmane Sonko doyen des 6 débouté na ko libération mel ne ku naan ñu pour muy leer plainte bu Ousmane Sonko ba classé nañu ko sans suite Banjul ga ca Gambie l'observateur nee nañu fa la yëf yi di jaxe ubbil yéenekaay bi couvre-feu gi am ci Ndakaaru ak boîte de nuit yi ñu tëj l'observateur nee nañu tax na ñi nga xam ne dañoo bëgg a happy namu paati seen yaram di laaj fête da leen di jaral ñu jóge Sénégal dem Gambie week-end fa ngir mën a happy nu mu leen neexee. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bii di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. Mohamed Ndiaye di koy gërëm Ablaye Gambi soriwul de ngir happy jërë ngeen jëf xibaar la woon ak RFM jaari sawa ngi ci jàmm ak salaam moom doomu Sénégal bi nuy wër booba ak léegi ñeenti fan ci weeru janvier ak léegi ca Paris kenn ci jege ñaaleem dénk na journal ca Paris di journal Le Parisien ne mu ngi ci jàmm ak salaam ci tranquillité am la mu bëgg rek mooy ñu bako mu am afiya moom jaari sow xarit bi moo sàkku lu ni mel wàllu ak yelleef doomu aadama Alioune Tine mi nga xamante ni di yëngu ci wàllu ak yelleef doomu aadama di ki sanc kër gii di Afrikajom Center moom la muy tiit mooy bis ñu yegg ci Sénégal fu ñu nësaxalee faf lépp luy ak yelleef ak wàllu liberté ndax tëjee gu bari gi rawatina ci ñi nga xamante ñooy ay lanceur d'alerte ak yeneen bu sañoon daal nguur gi ñuy jiital waxtaan wàññi lu ne ñu xor njaay rek ñu ne ràpp nit ñi ci kaso bi ci weneen wàll it rafetluwul jàpp gi ñu jàpp njiital Horizon Sans Frontières Boubacar Seye moom Boubacar Seye démb lañ ko def mandat dépôt ciy leeral. États-Unis tey jii la kii di Donald Trump di fégal Joe Biden mooy jël a kay foofee nag xew wa dañu koy def ci anam yoo xamante ni askan wa duñu ko teewee la ko waral coronavirus gi ngir bañ wàllante ko ku ne sa kër nga koy seetaan waaye ba ca gën a tax nag ñu takk fa indi fay takk de rek lu ne ay matuwaay mooy bañ jege ñaaley Donald Trump yi faf yàq xew wi.
Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ci teewaay Yacine Pouy bu service digital bu groupe Futurs Médias ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ci kanam tuuti pencoog RFM gan yi ak tiis gendarme bi mujj daal di tàbbi ci bassin ba nu daal di ubbi woon néew xur ngir pay lakk ko teenu gaz ba ca Gajaga mujj na faatu gendarme boobee ba sapeur yaa fa jëleb néewam di tiis ci ñit dëkk ca gox ba génnoon xaaju guddi yi ngir ñoom it rek feddali seenu njàppale takk der yi ak woowewu tiis leerali Cheikh Anta Diop ci kanam wàllu xibaar bokk na ci lu ñeel étudiante bi doomu Sénégal ca France Diary Sow mu ngi ci jàmm ak salaam kenn ci jege ñaale ma ko xamal ab yéenekaay ca Paris di Le Parisien la muy sàkku rek mooy ñu bakkook afiam loolee kon di kàdduy xarit ba wàllu xibaar bokk na ci wàllu ak yelleef doomu aadama ak titange Alioune Tine di yëngu ci fànn woowee boobaak léegi moom mi sànc Africa Jom Center day njort rek bu lii dakkul ak na sax am ci wàllu ak yelleef doomu aadama ci réew mi ndax nguur gi fi ne jàppee gi ñeel wàllu ñu ci mel ni ñu duppee ay ñu yëngu ci wàllu kon di alerter ak ñeneen mu ngi bëgg a jéggi dayoo nag bu sañoon kilifa yi jiital waxtaan bañ di jàppee nu ne ONG Horizon Sans Frontières njiit la moom xam ngeen ni jàpp nañ ko boobaak léegi mu ngi ci kaso bi démb la nu ko jàllale ginnaaw mandat dépôt Alioune Tine rafetluwul lu ni mel bitim réew ak Donald Trump mi fégal tey Joe Biden miy jël ak kayam moom njiit lu bees lu États-Unis tey ci 20 janvier 2021 la ñu koy teg ca toogu ba xew wi kon ñu ngi koy waajal ci jamonoy takk der yu takk foofee ndax mas mi naam waaye di tiit rek ñi nga xamante ñooy jege ñaale Donald Trump yàq xew wa ci technique bi Abdoulaye Diop. Diary Sow moom mu ngi ci jàmm ak salaam kenn ci jege ñaaleem dib xarit moo ko dénk ab yéenekaay ci tugal di Le Parisien bu sañoon nag ñu ba ko ci afia mu ne leerali Hadj Ndiogou Diène donte waxul turam moom moomu jege lool Diary Sow xamal na waaye yéenekaay bi nekk ca France di Le Parisien ne nag étudiante bi mi ngi ci jàmm te dañ ko may jàmm bàyyi di wax ci moom saa su ne mu yokk ci ne moom mi nga xamante ne moo newoon élève bi gën a xarañ ci Sénégal ci atum 2018 ak atum 2019 bés dina ñëw dina leeral lii yëpp lan moo ko waral réer gi mu réer kenn gis ko mu yokk ci sax ne Diary Sow mën naa am lii yëpp waajaloon na ko depuis ay fan wala ay semaine ni ko nit ki nga xamante ne moom la fësal ci roman bu njëkk bi mu génne tuddee ko sous le visage d'un âge nit kooku defee woon na di roman boo xamante ne génne na ko ay weer a ngi nii moom jege ñaale Diary Sow xam na tamit ne xëy na dogal bi Diary Sow jël réer méng kenn gis ko mën na laale tamit ak génnuk àdduna papaam ci weeru avril bi weesu di génn àdduna boo xamante ne nee na bett na ko lool te metti na ci moom lool ndaxte nee na Diary Sow papam xaritam la woon rax si dool tamit ku xamoon biiram ak biteem la bi mbir mi tàmbalee ba léegi nag ñu yor enquête ba ca France ak kilifa yi toogal Sénégal ca bitim réew doona mës di wax ne Diary Sow mi ngi dund te nag nekkul ci danger moom étudiante sénégalaise bi nekk élève ca classe préparatoire ca lycée Louis le Grand bu Paris réer ñeenti fan ci weeru janvier ba léegi kenn gis ko di nag lu jur njàqare gu rëy ci njabootam nga nekk ca Malicounda ca diwaanu Mbour waaye tamit ci askanu Sénégal yépp Alaaji Ndiogou Diène aw tiis ci jëlëg pël gendarme bi nga xamante ni moo tàbbi woon ci xurwa fa woon mujj nañoo yem ci néewam muy xibaar bu tiis lool sapeur yi sax ñoo mujj yóbbu néew bu hôpital di bassin d'eau boo xamante dañu ko fa daal di ubbi woon ngir pay gi ñeel teenab gaz bay lakk boobaak léegi bu Forteza Cheikh Anta Diop daanaka ñaari waxtu ñu di ko doon seet di ab gendarme boo xamante ne nag day monter garde fi nga xamante ne moom mooy tenab gaz bi nga xamante ne toll ci weer ngi ni daanaka muy tàkk kenn mënu koo fay moo amee nag fii ci Ngajaga ci dëkk bu ñuy wax jëlëg pël fii nga xamante ne fi de ten bi tàkke de dañ foo gasoon nag pax mu rëy def fam ndox ngir nag ndox moomee ñu mën koo jël di ko nag dooleel ngir mën a fay li nga xamante ne moom mooy teenu gaz bi waaye nag ki nga xamante ne moom mooy gendarme bi mu ci duggee daanaka def nañu ñaari waxtu sapeur pompier di ko wër mënuñoo fexe ba tekk gët ci mujjantal gi sax bi ñu ko génnee dafa ñàkk bakkanam di ab mbànn moo xamante ne lañ koo gasoon mu toll ci 3 mètres ak genn wàll waaye nag ñi nga xamante ne bi ñu génnee néew bi de dañu ko yóbbu ci morgue hôpital moom Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane waaye nag askan wi nga xamante ni ñoo yeewoo ci diggante Ngajaga jëlëg pël ak jëlëg wolof bi ñu déggee xabaar bi ñëpp fëx dem ci bërëb ba waaye nag takk der yi daanaka lañ ko wërngal fexe ba askan wi duñu ko mën a jege ngir seen kaaraange. RFM Thiès. Cheikh RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróomi minute. RFM rajo askan wi.
ñuy waxtaane xeex be coronavirus ak tolluwaay école yenn ci Ndakaaru fu ci mel ni Pikine way jur ndongo yenn yi rafetlu wuñu ne li ak wàccoo amul foofee ñeel li ñu duppee protocole sanitaire maanaam jumtukaay yi war ngir gune yi ngir moytul leen jàngoro ji. Aminata Ba ci wàllu reportage ca Pikine yi ko taaf. ay élèves yu ñibbi ci l'école ginnaaw ay waxtu ñu nekk di dox ci mbedd yi ñoom nag bàyyiwuñu xel bu baax loraange yi nga xamante ni mbas mi mu ngi koy def ci biir réew mi ndax kenn ci ñoom takkul maskam ñoom nag ñuy wax lu ko waral. suñu doxantu ci mbedd Pikine yi daal di ñuy yóbbu ci benn kër fii nag ñu ngi fi fekk Aysata moom nag dafay toppatoo bu baax a baax ay sëtam rawatina bu ñu ñibbisee l'école ngir rek daal di leen di aar ci jàngoro yi coronavirus. di toppatoo di leen jéem a sàmm di wàccee dañuy raxasu jox leen gel baa ngi nii ci buntu saal bi sax ma teg ñu ngi def lu ñu mën daal ku ci nekk ñaari masque mi ngi sa saak. Astu yore ay doom yu dem l'école moom nag caaxaanewul benn yoon lu jëm ci toppatoo xale yi ndax ñu mucc ci mbas mi. corona bi de moom wax dëgg yàlla sonal na nit ñi daal fagaru bu xale yi di dem ñu jox leen ay masque ñu takk bu ñu ñëwee balaa ñuy def dara ñu raxas seeni loxo balaa ñuy lekk wala balaa ñuy naan dugal leen ci bi sax sang leen benn yoon. l'école yi nag defuñu seen wareef ndax toppatoowuñu rek xale yi ngir ñu daal di sàmmonteeg digle kër docteur nekk njaaxari Moussa Fall di ay waajuru ndongo. école bi suivi bu mu war a am amu ko ñun ñoo obligé di def ak suñuy dem ñu leen di bàyyi xel leen di say max leen di jox gel mais école bi vraiment surveillance bi am daal doyatul. ak ñaareelu vague Covid 19 waajur yi dañoo war a toppatoo bu baax a baax élèves yi ngir rek ñu daal di xeex lawup mbas mi ñenn ñi nag di bàyyi xel ci lu ni mel tax rek ñuy woo ñi jiite l'école yi ñu gën a sóobu ci xeex bi. jërëjëf soxna Aminata ñu dem ba Tambacounda ba tey lu ñeel wàllu wér-gu-yaram ak mbokk yi nga xamante borom bi daa def seen dem ak dikk ak wàññi ko am ci ñeenti téeméer ci ñoom jot ci seen carte bi ñu duppee égalité de chance bu leen di may kon ak taxawu ci fenn fi ci wàllu dundin directrice action sociale directeur Aram Top Sène moo xamle lu ni mel ci tournée juróom benn ci ay diwaan bokk na ca capitale orientale di penku ca Tamba jox na ko yooyu carte égalité de chance gouverneur adjoint bu diwaan ga ñu docteur Aram Top Sène ak Moussa Oumar Gueye. distribution de carte d'égalité de chance te booy xool carte d'égalité de chance bi aussi dafa baax ci Covid période pandémie surtout crise sanitaire bi ñu nekk ñu distribuer ko ndaxte carte la bu nga xam ne dafay faciliter aux personnes handicapées ñu accéder aux services de santé ak yeneen services donc loolu moom moo ñu indi tey ji indil nañ région de Tambacounda ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn carte donc bi ñu commencé xayma depuis 2015 ba tey jii nii ñi ngi indi la gum région de Tamba juróom benn téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñaar carte la ñu indee gum région de Tamba te booy xool niveau national bi li ñu amagum war na toll ci fukki junne ak ñaar juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett 80 000 cartes lañ moo doon sunu objectif donc ci année 2021 bi dañuy poursuivre édition carte égalité de chance yooyu vraiment de sécurité et d'hygiène parce que ku wax mbas aussi ku wax protection donc protection dafay supposer aussi ñi ngay dem di sensibiliser pour que ñu engagé wu muy communauté il faudrait que nga am loo leen mën a jàppale comme ça ñu mën a protéger seen bopp. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM wàllu yoon ak yelleef ci réew mi ku moywul ak na sax am ci bu lii dakkul lii mooy lu ne ñoxor njaay ñu tëj ñu ci mel ni ñi nga xamante ni ñooy lanceur d'alerte ak yeneen Alioune Tine moo ni waxee rafetlu ko moom mi sanc Africa Jom Center ne bu sañoon ñu ba ca wet ga léeg-léeg nag jàppee geeg tëje gi cay waxtaan Alioune Tine ak Seydou Nourou Ba. il faut ñu nangu di waxtaan ñu nangu ni nit ñi mën nañuy juum ñu nam ni nit ñi bu ñu juumee mën nañ leen a jubbanti loolu moom mooy tax démocratie di avancer waaye bu fekkee ne da nga juum wala li nga wax état bi d'accord ci wala neexu ko wala ay fen la rek ñu ne la kaso mais loolu bu fekkee ne am na du sotti li kaso ba day fees del kon da nga jàpp ne daal yenn yi jaxu ko yenn yi jaxul yóbbu kas loolu nga jàpp dañuy wax dara te mu fekk ne méngoowul ak dëgg waaye léeg-léeg état bi ne la lii nga wax ni méngoowul ay dëgg wala ki nga xam ne dafa mel ni da nga koo sosal mu ne lii nga wax du dëgg gi mi ngi nii jubbanti ko nga jubbanti ko rek ñu daal di dem waaye bu fekkee ne da nga ci tëj bis bu nekk nga tëj donc il faut ñu am li ñuy wax tolérance
Aline Tine di kilifa gi sanc Africa Jom Center ñaawlu lii di jàppuk président ONG Horizon Sans Frontières Boubacar Seye ñu fàttali ne moom Boubacar Seye guddeem gu njëkk amal na ko ci kaso bi ginnaaw mandat dépôt ci wàllu yoon la ñu ko toppee mooy wasaare xibaar yu wérul. leneen ci xibaar ak RFM ab réero ñeel artisan ya ca diwaanu Sédhiou li ko waral di ñu ne gannaaw assemblée générale dañ caa boole artisan yu bokkul ca gox ba ca ñoom ñu ne loolee seeni texte nanguwul lu ni mel ñu dem kon Sédhiou Max Cliton fan yi diggante bi rataxatul ak ki nga xamante ne moo sumb union communale artisan yu Sédhiou UCOMAS ak équipe bu nekk di jiite boobee kuréel lu ko waral. boo gisee ñu organiser sa assemblée générale. je l'ai limité dans la commune de Sédhiou qui porte son nom l'UCOMAS union communale des artisans de Sédhiou jaaru yoon. pour man xale bi tant que moo damm ko. ci gis-gis Moustapha Kambay di technicien art cuir dañu waroon soppi statut UCOMAS ak tour bi laata ñuy convoqué benn assemblée générale. bu ñuy yaatal yeneen artisans yu nekkul ci commune bi. l'assemblée là c'est autre chose donc ça veut dire qu'il y a un peu l'amalgame. je ne suis pas contre. je connais et je sais que c'est leur niveau. mais si c'est à la bonne marche sérieusement il faut aller avec la chambre des métiers. c'est un facteur bloquant. il fallait appeler tout le monde. donner des solutions. ku ñu tabb comme jiit gannaaw bu ñu amalee assemblée générale UCOMAS Mamadou Kadiali Konaté moom xalaatam mooy dañoo war a jubal xëy bi ci naka la ñu war a mun a amal formalisation yooyee artisan. di waxtaan ak nit ñi pour que au moins ñu mën a comprendre lu ñu mën a defaat ci seen kayit yi après ñu mën a continuer encore avec les autorités là pour ñu mën a utal leen ay formation ak ay financement tout ak fonction. ci noonu équipe union communale artisan yu Sédhiou UCOMAS fas yéene na amal sensibilisation bu yaax ngir jot ay mbëbëtoom. ñu jotagul kayit il faut que ñu dem sensibiliser leen encore davantage parce que ñun ay artisans lañu c'est vrai que souvent dañuy am problème information comme am nañu équipe boo xam ne dafa disponible. léegi rek lu ci des mooy toog di xaarandi fan la mbir moomu di mujjee Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. jërëjëf Max xibaaru bitim réew États-Unis tey jii la Donald Trump di fegal ñu koy mandargaalew xew jëm ci teg ci toogu bi Joe Biden mi nga xamante ni mooy jël ak kay fàttali nag ne moom Donald Trump su weesoo ŋàññi gi ñeelu doxalinam ci wàllu politique étrangère di wàllu bitim réew lu jëm ci tukki dugg fa ak yeneen nag wàllu coppite ñeel climat bi am na lu mu fa def nëpp liggéey États-Unis leeral li Amadou Sabax Ba. ñeenti at yi nga xam ne toog na ko ci boppam réewum Amérique am nay coppite yu bëri yuñ ci nemmeeku ci wàllum koom ñaari pàcc lañ ci gën a jàpp balaa mbas mi li nga xam ne mooy chômage ci États-Unis wàccoon na bu baax a baax ba tax na rek salaire ñi nga xam ne ñoo yor liggéey yu ndaw ndawaani yokku woon jéego bu am solo boo xam ne Donald Trump def na ko bokk na ci projet de loi historique bi nga xam ne xaatim na ko ci atum 2017 ba tax rek mu yokk li nga xam ne mooy croissance économique bu États-Unis waaye tamit lii di taux de réserve fédéral bi ci atum 2019 nemmeeku woon nañ ne wàcc na ñetti yoon ci li nga xam ne moo soxal changement climatique bi président républicain bi moom mi ngi ndamoo rek ne moom moo génne États-Unis ci accord mondial bu Paris bi ci wàllu migration di fàttali rek politique Donald Trump bi ñu naan zéro tolérance ci atum 2018 bi nga xam ne li ko taxoon a jóg mooy ñi nga xam ne amuñu këy tey dugg ci États-Unis ñu tere leen ko ci jamonoy mbas bi di coronavirus administration bu Trump joxe woon na ay dogal yu gën a tar ñi nga xam ne ñooy autorité frontalières yi ngir rek ñu bloqué bépp migrant boo xam ne dafa bëgg a dugg ca Europe ci wàllum diplomatie Donald Trump sonal na loolu Chine ba tax na rek ay fonctionnaires chinois yi nga xam ne nekkoon nañ États-Unis fay nañ leen ay droits de douane yu taxul lekk Donald Trump bàyyi Pékin ndax entreprise yu mag yu Chine yu ci mel ne Huawei ak TikTok ñoom it muccuñu ci daan yi nga xam ne Donald Trump teg na leen ko ba tey ci wàllum politique étrangère bu Amérique ki nga xam ne moo nekk ñeent fukk ak juróomeelu président bu États-Unis am na lu bëri lu mu yàgg gannaaw ay xaatim yoo xam ne réewum États-Unis def na ko li nga xam ne mooy multilatéralisme Donald Trump mosu koo bëgg ba tax na rek mu génne États-Unis ci yenn accords yi lu ci mel ne accord jëmale ko ci nucléaire bu Iran ak li nga xam ne mooy organisation mondiale de la santé. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay ziar sëñ Cheikh. maa ngi lay fay El Hadj Assane. bismillah beneen yoon ngay teel a yegg si nag. waaw ma nga noonu jë. xam nga nag sama sëñ bi mooy toog naa nu ne xuloo bi sëñ Cheikh. nekkoon ci ay yitte rek Ablaye doon xuloo man nii si fajar gi. bismillah Diagne. dal di ko door rek wàllu football ak championnat bu Sénégal jàppale ni nag yëf yi di 4e journée bi danañu ko dal di door incha allah ni ki weekend bi di ñëw démb nag lañu daal di siiwal li nga xam te daal moo di calendrier jongante yi Jàmbaar ak Dakar Sacré-Cœur ñoom danañ dal di tase Jaraaf dina tase ak ñi nga xam ne
waa AS ñoom nag door nañ li nga xam ne daal moo di jongante yi waaye ñaari match ñu jot a amal yépp dañ si daal di kon bokk daanu ba tax na fi mu toll nii ñoom sax ñu ngay tàmbale dëkk kon bokk si njaaxare ba tax na ki nga xam ne daal moo di seen entraîneur am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati daal ngir askan wi yooyoo foofu la ca Dagana ñëw jàpp ci équipe bi ndax soxla nañ ko loolu ñu déglu ko ci micro Mamadou Diagne. xëy démarrage bi si la toog nañu un mois presque non une année sans jouer au football amuñu benn match d'entraînement. Bon, première journée, il y a des joueurs qui ont une licence pareille. Deuxième journée, on a changé l'équipe, mais but, bon, nous démarrons, on encaisse des buts. Quelqu'un peut expliquer, je pense que c'est ça le football. Nous de trouver une équipe, on est en train de travailler, de chercher une équipe. Les défenseurs, de bonnes combinaisons en défense, ou bien bonnes combinaisons au milieu, ou bien les milieux de terrain. D'abord qu'on se réunisse autour de l'équipe. Nous difficulté, nous devons trouver une solution, parce qu'on a dit une équipe n'appartient pas au staff, n'appartient pas aux dirigeants, n'appartient pas aux joueurs, donc ça appartient à toute une ville. Donc chacun a sa part, sa pierre dans l'édifice pour que Dagana aille de l'avant. ñu daal di waxtaanee wàllu CHAN di championnat d'Afrique des nations coupe d'Afrique bi nga xam ne dañ ko daal di jagleel joueurs yi évolué ci continent africain bi ca Cameroun lañ koy daal di amal yëf yi nag door na ni ki week-end bi ni ki tey jii dana am jongante gu am solo diggante Cameroun ak Mali ñoom ñaar ci ndorteel gi di tournoi ku ci nekk dafa daal di am ndam ba tax na gi la jongante mën nañ ko tuddee sax final ndax ku ci am ndam di nga daal di qualifié ci wàllu quart de finale jàppale ni tamit geneen jongante diggante Burkina lay daal di doon ak Zimbabwe ni ki dem nag Sili national bu Guinée moom daal dina am ndam lu yaa ci jongante mag ñii di waa Namibie ñetti bal ci dara ñi nga xam te nag ñoo di waa Zambie itam daal nañoo am ndam seen digg ak ñii di waa Tanzanie 2-0 wàllu football ba tey ak championnat ci Angleterre Chelsea bu Edouard Mendy démb daal di ñàkk geneen jongante ci diggante mag Leicester ñaari bal ci dara Ndiji ak Madison ñoom ñoo jot a dugal bitu Leicester mi nga xam te ne jamono gi ñoom ñoo féetee ci place bu njëkk bi daal di am fanweeri poñ ak juróom-ñett rawee ki benn poñ Manchester United mi nga xamante ni tey ji incha allah ci ngoon ci bu 20h15 jotee dañ daal di tase ak ñi nga xamante ne daal ñoom ñoo di ñii di waa Fulham jàppale ni tamit démb diggante West Ham ak ñii di waa West Bromwich 2-1 Chelsea nag jamono gi moom mu nga féetee si juróom-ñetteelu place bi ci classement bi dana am itam tey ji geneen jongante di match retard dañuy dabee foofu la ci Angleterre diggante Manchester City ak ñii di waa Aston Villa googu la jongante incha allah danañ ko daal di door ci bu 18h jotee ci Espagne ñu ngi seen 19e journée ci wàllu jongante tey ji diggante Getafe lay daal di doon ak ñii di waa Huesca ci bu 18h jotee 20h Betis Séville dana tase ak ñii di waa Celta Vigo 20h30 diggante Villarreal lay daal di doon ak ñii di waa Grenade Coupe du Roi d'Espagne 16e de finale tey ji ci ngoon Real Madrid dana tase ak équipe bi ñu tuddee Alcoyano championnat bu Allemagne ñi ngi seen 17e journée jàppale ni itam tey ji ci wàllu jongante ñi nga xamante ne daal ñoo di waa Bayern Munich féetee jamono gi ci place bu njëkk bi danañu fekki ñi di waa Augsbourg seen dëkk dina am itam yeneen jongante yi nga xamante ni ñàkkul incha allah danañ ci dellu ci na mu gën a yaatoo waaye démb ci ndorteelu gi la journée Bayer Leverkusen moom dafa daal di daan ñi di waa Borussia Dortmund ñaari ball ci benn ci Italie 8e de finale Coupe d'Italie jàppale ni nag ñi nga xamante daal ñoo di waa AS Rome ak Spezia démb ñi nga xamante ni daal ñoo di waa Spezia ñoom ñoo ca daal di am ndam ñeent ci ñaar ba tey ci Italie match retard 10e journée tey ji ci ngoon diggante ki nga xamante ni moo di Udinese ak Atalanta bu Bergame match bi dañ ko daal door ci bu 15h jotee 20h finale li nga xamante moo di Super Coupe d'Italie diggante Juventus de Turin lay daal di doon bu Cristiano Ronaldo ak Napoli bu Kalidou Koulibaly. jërëjëf sëñ Cheikh tey moom très en forme. ah oui ngi noonu. ay rentrée financière amul quelque part. non fu mu toll poste daa fëkk nag gay. Cheikh Tidiane Diagne jërëjëf RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes ak juróom-ñett. xibaar yi ci RFM. ñu ànd ci wàllu caada gi chronique culture ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ministre de la culture daal dina joxe ni ki talaata ji coup d'envoi campagne officielle ngir jàppale film bi di Bamoun Nafi Bayou Nafi mi nga xamante ne dugal nañ ko ci compétition Oscar du meilleur film international gannaaw félicité bu Alain Gomis ak Atlantique bu Mati Diop long métrage fiction bi nga xamante ne Mamadou Dia moo ko réalisé mooy ñetteeli film sénégalais bi nga xamante ne kon fas na yéene jogante ci compétition bu ràññeeku bile dañ ci déglu directeur de la cinématographie Germain Colli. Sénégal am na film boo xam ne ak ay doomam ñoo ko réalisé. loolu amee te daal di koy sélectionné Oscar bi état Sénégal ne nañ ci jàpp parce que am na ay campagne yu ñu war a def maanaam ay nit ñi nga xam ne ñoom ay expert lañu ñoom suñu waxee ni lii baax na ñëpp daal di nangu ni lii baax na donc ñooñu pour ñu mën cee jot am
na ay yoon yu ñu war a aw foofu la état bi di naan dañ ciy jox ci xaalis parce que am na yu bëri yoo xam ne dañ koy fay ñu mun koo jaarale ci réseaux sociaux. Sénégal kon fas yéene gunge campagne de promotion bi ak enveloppe bu tollu ci 25 millions ci suñu koppar bu ñu sukkandikoo nag ci professeur Magaye Kassé tànneef bu baax la Sénégal def ñu déglu ko moom itam. film bi dafa nekk film boo xam ne bi film Sénégal la film Afrique la waaye li ci nekk dafa wax ak àdduna bi yépp ñetteel bi mooy dafa nekk film boo xam ne day wax ak ñun d'abord ñun Sénégalais yi ak ñun africains yi. parce que boo gisee film bi tudd Baamun Nafi bàyyi Nafi ci wolof maanaam bàyyi Nafi dafa mat bàyyi te pour ñu xam ne mat na bàyyi il faut ñu seetaan film bi yépp xam bàyyi Nafi lu muy liggéey ci yar doomam ni mu nekkee ak jabaram ni mu nekkee ak ay magam ni mu nekkee ak yaayam maanaam Mamadou Dia daf ñoo delloo ci suñu cosaan boo xam ne bi cosaan bu baax la. ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo tax ba film bi mën a antu di réalisateur bi Mamadou Dia ak producteur bi di Mambaba li ñu gën a bëgg daal moo di ñu gën a doole li nga xamante ne moom moo di industrie culturelle yi. kontaan nañ ci film bi di dem Oscar mais en même temps ñu ngi xalaat lu tax ñett kase Sembène ngi fi yoon Mame Béty ngi fi yoon ñu gën a mag fuuf ñu ngi fi yoon te demuñu foog naa ni structure dina mën nañu jàppale